solution ak évolution ci wàllu làmb nga seq waxtaan ak président des jeunes amateurs de lutte muy Gora Ndoye right by comme introduction baa ngi noonu dañuy dem seetaan waxtaan bi nga xamante ni am nañ ko ak Gora Ndoye fële ne la sa waagu ñaay bi nga xamante ni moom amateur la boo xamante ni macha allah he is the president of all young amateur fii nii Sénégal ñu dem seetaan interview boo xamante ni moom am na gis-gisam ci pay per view bi violence bi am waaye tamit at the same time am na lu mu xalaat ci tonton Gaston Mbengue ak ki nga xamante ni mooy Balla ak Gris Bordeaux seen bëre we'll be right back. Président des amateurs de lutte du Sénégal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan bu baax ci seet bi ma seet si tey pour ñu fas yéene waxtaan ci làmb. amateur mooy sponsor numéro 1 ci promoteur parce que tey promoteur bu tëgg amateur yi ngay njëkk a séntu parce que supporter bu mbërëm bëréewul du ñëw amateur nag moom moo dëkk di taaral làmb boo boolee ñaari ginaar sax mu ñëw parce que moom saaku yi la signal tel contrat saa bu làmb amee day ñëw. li nga xamante ni mooy PPV bi aussi tamit nañu gis ne promoteurs yi dañ ko teg rek mu nekk benn méthode boo xam daf leen di accompagner. parce que it mënoo tëgg sa làmb dépenser ci plus de 200 millions wala 300 millions amoo sponsor ba pare aussi tamit bëgg ko teg ci télé yi mu nekk direct loolu vraiment gisuñu benn promoteur bu koy def gis nañ ne li nga xamante ni mooy PPV bi ñëw na accompagner promoteur yi mais lenn rek lañ ciy ñaawlu ñun amateurs yi mooy cote yi nga xamante ni tey ba ci diaspora bi dañu koy réclamer à tout moment làmb amatul ampleur bi mu amoon mais tamit benn instant tamit promoteurs yi aussi tamit dañuy liggéey parce que it il faut ñu nangu leen aussi tamit ne ñoom ñoo dem jël seen ay millions ñëw pour jàppale làmb parce que tey jii nii yaakaar naa lamb ñi koy tëgg di jël seen ay millions di ko ci def bareetul promoteurs yi mag yi fi nekkoon tey mën nañ wax ni genn wàll gi yëpp nekkatuñ fi tey mën nañ wax suñu père Gaston kese lañ fi gis mu taxaw di tëgg ay lamb kon tey jii nii ñoom aussi tamit li nga xam ne moom la ñuy def ba régler seen combat ba tëgg ko aussi tamit duñ leen ko bañal mais di wax foofu noonu di lancer appel foofu noonu rek vraiment état bi ñu gën a jàppale waat lamb te ñun yaakaar naa amateurs yi ak promoteurs yi benn lañu ndax famille lañu ndax ku ci mel ni moom père Gaston yàlla dogal na xëñ na amuñu ak moom tey jii nii mën nañu wax relation bu bari mais doomam bi nga xam ne mooy makan lépp lu muy def dinañu woo laaj ñu suñu xalaat jox ñu cër bi ñu moom ñun amateurs yi aussi tamit moo tax seen ay journée aussi tamit vraiment taxawaay bi ñu ci war a am rek lañ ci am mais di ko wax ni ko rek lamb ji moment bi ñu toll nii fi mu toll nii vraiment ñu ngi kontaan ci affiche yu muy indi parce que gis nañ bërki démb décroché na Sa Thiès ak Reug Reug mu nekkoon demande sociale boo xam ne amateurs yi ñu ngi ko doon réclamer ñu gis ne décroché na ko ñoom ñaari mbëri nag Balla Gaye gis nañ bërki démb digganteem ak Bombardier ci li mu jógee moment bii kenn du ko wax day defaru jiwaat Gris Bordeaux aussi depuis combat am ak Balla Gaye bëre waatu fi mu ngi toog kon nag jàpp nañ ne seen combat ñoom ñaar bokk na ci combat yi war a gën a dàq ci année bi ñu ciy xaar bëre di ci xaar combat di ci xaar xeex di ci xaar lépp parce que ñaari mbër lañ yoo xam ni bu ñu jógee ñëpp arène bi yëpp jóg topp leen waaw violence lamb moom du lu ñuy rafetlu dafa nekk loo xamante ne lu ñuy ñaawlu la mën nañ wax comme ni nga ko waxee bu njëkk lamb amul woon violence parce que bu njëkk supporters yi daaw ñu ñëw di seetaan bu njëkk amateur ñoo daan seetaan lamb daan teralante di ñëw di seetaan lamb bu jeexee ku nekk jóg ñibbi dañuy daan sa mbër tey bu subaa bu lamb tëggaatee nga ñëw seetaan parce que amateur li koy dundal mooy lamb ju tëgg xàmmeewul mbër buy bëre ak mbër bu bëriwul nuyuwaat amateurs yi bu baax rek di leen sant bu baax ci confiance bi ñu ma jox di leen gërëm aussi tamit di ñaan yàlla suñu kuréel bi nga xamante ne mooy les jeunes amateurs yàlla gën ñu jàppale ba yéene bi ñu bëgg ci lamb aussi tamit ñu matale ko di nuyu aussi tamit vraiment Pape Cheikh Diallo bi def émission bi di nuyu ñi fa toog ñëpp suñu jigéen yi ñoom ñëpp di la nuyu aussi di nuyu sa caméraman di sant amateurs yi bu baax a baax di leen wax ni daal lamb ji ren moom wax dëgg neex yàlla amateurs yi dañ leen a gâté parce que gis nañ combat yi nga xamante ni ñu ngi ko doon réclamer yëpp promoteurs yi taxawal nañ ko kon ñu ngi leen di wax le jour ji ñoom ñëpp nañu sañse def déplacement ñëw seetaan lamb ji mu jeex ñu yibbi si jàmm. moom mooy président des jeunes amateurs de lutte Gora Ndoye. Gora Ndoye Pape Cheikh li mu wax tënk na lépp parce que boo xoolee waxtaan bi yëpp daanaka everything dañ ko daal di tënk foofu noonu mooy côté développement bi nga xamante ni évolution boo xamante ni am na ci côté lamb moom en tant que jeune moom loolu mooy gis-gisam ne am na loo xamante ni yokk na ko mooy xëj na si côté finance bi comme li ma doon laaj tonto Gaston Mbengue mooy côté pay per view bi but at the same time moom li mu ñaawlu mooy violence bi nga xamante ni dafa am si lamb ndaxte xëj nag tey man dinaa bëgg sol sama jesner bu rafet sañse def sama tagal pour dem seetaani lamb ba xëj na maa ngi sóoraale ok ndax su ma demee si lamb est-ce que duñ toj sama bopp est-ce que su ma demee si lamb est-ce que duñ ma attaquer and stuff like that léegi nag man am na benn question boo xam ne dama koy daal di dëxëñaale si kii bi rek mooy tey ban façon sécurité ngeen teg pour nit ñi delluwaat again dem seetaani lamb peacefully te duñu am ñaari xel ci li nga xamante ne mooy côté violence bi di remercier bu baax a baax Ibrahima si vidéo bi ak li nga xamante ne mooy editing bi waaye tonto
Malick yow tamit di la wax thank you so much for the connection tonton Gaston. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax li nga def lu rafet la dem interviewé Gora Ndoye muy xale un jeune boo xam ne mooy jiite jeune amateurs yi aussi même ak amateurs yu mag yëpp vraiment ay nit du làmb la ñu bëgg làmb ñu leen di féliciter di leen remercier violence ci làmb bon état d'esprit la surtout parce que làmb bariwul bon danañu gis gars yi damm chaise yi et tout ça mais violence dëgg kenn gisu ko ci làmb parce que làmb kenn musu cee dee football bi gis nañu benn tàkkusaan 8 personnes dee ci politique bi toujours nit ñi dee kon làmb vraiment kenn deewu ci violence bi dañ koy coow di ko wax noonu te ñu ngi ciy def kenn li ci amaku si néew sax kenn bugg ko man sama làmb moo tax toujours sécurité bi laa def priorité. mais est-ce que alerte bi baaxul balaa kenn di ci ñàkk ba kenam comme li nga wax làmb kenn deewu ci. mais waaw moo tax li ñuy gis ci arène nationale bi nii parfois ñëpp di ko déplorer. xam nga xëy na bon professionnalisme bi des na. man sama làmb kenn mu ci dégg violence. alhamdulilah je touche du bois. parce que li wóor ba wóor man danaa déployer plus de 1000 policiers danaa déployer ay gendarmes 500 ou truc da ngay gis façon gendarmerie lépp route nationale bi yëpp dañ koy cerner kooku ñëpp d'accord nañ ci xam nañ ko doo dégg ci làmbu Gaston violence. parce que je mets beaucoup de moyens pour loolu parce que sécurité nit ñi moo gën xaalis bi moo gën làmb ji te loolu aussi ndax xam naa ni même yeneen promoteurs yi dañu suivre ce pas là parce que c'est pas décomplexé amuñu susceptibilité amuñu dara danañu ko suivre pour ñu bañ nit ñoonu war a dimbali parce que nit ñëpp suñu yaru woon soxlawul sax sa àdduna bi di am police parce que indiscipline mooy tax policiers yi taxaw ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di fa def naka su dul noonu am na ñoo xam ne làmb idéewu leen fa dañu bëgg a jaxase public bi pour mën a def naka su dul noonu donc ñooñu làmb idéewu leen fa mais làmb ñi ko moom dëgg du ne sont pas violents. léegi rek Gora mi ngi koy wax ci affaire pay-per-view bi. ñoom amateurs yi comprendre nañu seen i préoccupation ba tax na ñoom xëy na amuñu dara lu nga xam ne dañ leen koy reprocher ci loolu. mais ñi nga xam ni par exemple dañuy bëgg immédiatement après làmb ji ñu xam lu xew même bu ñu ko seetaanul en direct ñu seetaan ko léger différé ndax télévision yi am nañu sañ-sañu aussi wala site yi wane ko au moins quelques heures après le combat pour nit ñi xam lu xew. non duñ ko def. parce que keroog gis naa may def émission nga daggaloo ma ko tamit. waaw dagg sa patron parce que il a été grand Birane Ndour bi mu ko xamee xam na li mu signé yéen fekkewu leen fu ñuy signé ñiy wax ci télévision yi waxkat yi kenn fekkewul fu ñuy signé man kilifa yi laay signé li ñu signé xam nañ ko ñoom moo tax keroog ba nga ko defee di commencé Birane dafa ñëw wax la ko nga dagg ko et tu as été grand jóg excusez wu baalu àq et tout ça par contre am na ñoo xam ne dañ ko bëggoon a tegul ma tere leen ko lu ne yekk nañ ma ko ci or que ñi ma doon yekk loolu xamuñu sax lu peut-être patron signé moomuñu télé ya man nag sama làmb maa ko moom. mais teg ko quelques heures après. du tax non nga ñàkk li nga war a. am ci pay-per-view bi. mais yéen xanaa Gaston ngeen yàpp football bi ñemewu leen ko teg ci état ko moom. non. football bi état ko moom ñemewu leen ko teg. mais bu comparé de football bokkul. mais man pour man. ngeen baal. pour man débat boobu.